fondation bi am na ñoo xam ne Fatou dañuy ñëw sax yow boo amul financement ñu financer la eggalee la sa bâtiment uniquement pour magasin bi lañ ci soxla ñu calculer ñu ni bu fekkee dañ lay fay 10 millions maintenant chaque mois au lieu ñu jox la 1 million dañu lay jox 300 000 di ko comptabiliser ba kaw muy mat di nga ci amus tuut mais mënoo am li nga koy loué lépp kaw muy mat mais tey da ngay tabax ba noppi doo gis ku ko loué parce que dëkk bi moo sëngéem parce que moral yi ñoo yàqu ñi doon xeex sàcc dañuy sàcc démb bi ma ciy jàngat dama sama xel dafa dem ci Fatou xoolal ce qu'on appelle samp ci kaw tali bi wax la jikko sénégalais fi mu toll nga comptabiliser ko ak li nga méngale ko ak li Ismaïla Madior Fall def samp mooy lan yow da ngaa yor sa oto départ rek Touba di ñëw Dakar ñu ni transport bi ngay def réglementé wul duñ ko arrêté wuñ ko duñ ko réglementé nga nekk xale bu tuuti ñu jëndal oto nga daw journée bi 20 000 mais joxe 11 000 yi ay gendarme impérativement alu Dakar yi dañu leen di arrêté te da ngay samp boo sampoo ci gendarme bi nekk sorti Thiès 2000 boo ñëwee ba ki nekk Toglu ni sama yoon nekku ci samp Thiès nga samp 2000 nga ñëw ba Thiaroye kooku ne la sama yoon nekku ci samp boobu c'est-à-dire nga génne 6000 wala nga génne 8000 loolu génne ko ci benn course boo xam 18000 la nga jënd ci carburant doo ci am dara léegi xeetu pratique yooyu dañu koy bàyyi mu continuer Sénégal pratique yu ñàkk fayda yooyu yu suufee bassesse yooyu di wecci lekk ay weccitu nit yi dóor waar parce que nga ni métier bi mu nekk réglementé wuñu ko luy métier lan mooy réalité samp Sénégal noonu dong la demee ba ci kaw a kaw ci wàllu politique gi ci ministère yi ak yëpp mais Ousmane Sonko en tant que premier ministre fi la taxaw annoncé ay jalgat ci ministère de l'enseignement supérieur waxuñu ci dara bërka dem semaine bi passé ngeen gis 5 personnes ay professeurs démissionné ci ay benn projet bu 100 et quelques milliards ci ni ñu ko exécuté baaxul ñu démissionné ñu continuer bàyyi fa ministre ba Boubacar Camara léegi ñooñu démissionné nañu ci wàllu gestion ak ñàkk ànd ci doxalin ba ñu toog bàyyi noonu deful benn effet nguur googu la ñu am tey gis nga ñii billaahi nekk nu askan wi teelu leen la fi nekkoon dong moo fi nekk. d'accord Ismaïla Madior Fall procès bi démb la ñu ko amaloon Fatou Abdou mujjee nañ ko dàq bu ñaar fukki fan ak juróom-ñett procès la boo xamante ne yàgg nañu di ko waxtaanee ba dem yóbbu ko haute cour de justice. waaw c'est triste nag boo xamee buñ la waxee ne diw il est maanaam professeur de droit public de classe exceptionnelle professeur agrégé moo tax politique li mu yàq kenn xamul lu mu doon. ce n'est pas pour rien ay nit Mansour bu ñu amee dayoo jàng ba pare boo leen bëggee jox yenn poste yi sax du ñu ko jël. parce que politique ngay def nga nekkoon nit koo xamante ne nit ku ñu respecté nga. nit ku ñu naw nga parce que ku jaar université Cheikh Anta Diop Dakar def droit di nga am benn ñeemantal ci ki nga xamante ne moom mooy Ismaïla Madior Fall. parce que la mu doon jàngale ci ku ñu faawoon man benn jour dama ko dalal ma ne ko professeur yow da nga ma jàngal samay morom. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être autant critiqué et parfois même ñenn ñi sax duñ la bëgg ci sa doxalin ak ni nga meloon tu étais adulé maanaam nit ñi dañ la bëggoon après il a répondu mais da ngay sentir waaye même jamono jooju tam la woon de da doon taaye de non bi mu duggee xam nga bi ñun bi mu ñuy jàngal boobu yooyu yëpp ñëwagul mais après il répondait mais da ngay sentir benn gêne parce que politique li mu lay dugal Ismaïla Madior Fall moo fi terrorisé contumace ba affaire bi jaxasoo ci xelu nit ñi les gens ne pouvaient pas comprendre ñu jël benn mot boo xam ne yow boo jàngee droit war nga koo mën a comprendre ci ni mu gën a yombee ñoom ñi ñu jàngal ñu jaxase ko ci sunu ay bopp dans le seul but parce que boobu dañuy politique te bëgg nañu faagaagal benn nit fii ci Sénégal au moment où ñi ngi teg loxo également ay ndaw yoo xamante ne mais ñu bari defuñu dara fii ci réewu Sénégal yooyu yëpp nga fekkee ko te yow xëy na mosoo politique nga dem ba dajaloo Rufisque ay nit ne da nga soxla 1 million de cartes d'électeurs ñun la lan nga koy doyee nga ne pour la 3e candidature de Macky Sall alors que yow nga def droit nga xam ne le président Macky Sall dafa dem laaj le conseil constitutionnel avis pour mën a jëlee mandatam de 5 ans à 7 ans nit ñi noppi nga wax ci li nga ci waxoon ñu ñëwaat encore nga xam li nga xam ne waxoon nga ko par rapport aux 2 mandats de Macky Sall entre temps nga changé xam nga loolu politique moo ko ci dugal ndax bu yemoon ci classe yi nekk rek un technocrate jote ministère bi doxal ko loolu yëpp du ci fekk si
foofu moo tax ma ne c'est un peu triste ci parcours boo xam ne lu set wicc la ci sa doxalin ci bi ngay jàngale laa wax parce que man loolu laa mën a juger nga ñëw dugg ci politique ak li nga xam ne moo ko entaché et quand on voit les vidéos autant ni ngay jàppee sa xel ci li fi amoon ay jamono te moom mu nekkoon koo xamante ne acteur amaana principal ou bien même acteur secondaire de toute façon il faisait partie des acteurs mu bokkoon ci ñu ko def dina la metti mais li am présent également noonu nga ci amee ñeemantal ci nit ki soo ko xamee donc moo tax ma ne c'est un peu triste léegi nag dañ ko tudd ci mbirum présumé ci wàllu suuf ñu naan ay 50 millions ay argent en nature en espèces mais loolu yoon moo koy déterminer parce que jusqu'à présent il est présumé innocent waxal nañ ko fi ñëpp donc dañ ko koy waxal moom mais yoon moo koy déterminer day dem procès le 28 juillet pour yoon wax mais je pense que bu dee reddition des comptes boobu nga xam ne moom lañ ko dugal Mansour Ismaïla Madior mais ñi fi tuddoon ci reddition des comptes ñi ngi seen kër toog ñëpp am na ci ñoo xam ne seen bracelet électronique dañ ne barki dem moo Ndiaye dañ ko desserré maanaam dañ koo nooyal am ci ñoo xam ne dindi nañ seen bracelet électronique l'affaire Ellipse Project fii dañu fekk ci Sénégal la Santif a sorti un rapport il a épinglé un journaliste il a épinglé une société française bu ñëw ci Sénégal ñu jox ko suñu xaalis mu dem tabax ay infrastructures yoo xamante ne dafa war a am hôpitaux dafa war a am maanaam infrastructure pour la justice maanaam lu ci mel ne suñuy palais de justice yi pour ñu fay attee nit mu ne France daari xëddem kenn gisul kenn déggul dara yeggul tabaxuñu taxawaluñu defuñu xeer fu mu mujj fenn et là on parle de milliards de francs CFA te mujjul fenn ñaata nit la ñu fi tudd fii ci rapport du Santif Amadou Sall on a parlé de 450 milliards anemu Mohamed Dieng Exbet anemu son père a été accueilli en héros dans ce pays réew mu neex la daal mooy Sénégal. mu ngi noonu Fatou Abdou Ndiaye kon waxtu wi ñu cëraloon jeex na waaye foog ñu ñambaat si nag as lëf laataa ñuy jeexal ci benn lëf. ndax Alaaji Mansour c'est vrai que bëri na ñuy koy wax démb ba léegi la ministre Amy Mara Dièye nga xam ne yéenekaay Source A nee na yéen a Molière ndax ay kàllaama yi nasaraan yoo xamante ne mu ngi ko doon yëkkati yéenekaay yu bëri ñëw nañ ci niki tey xam nga ñun dañoo bëgg. Mansour ñu ngi nuyu prof Bakhoum ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. le professeur Ibrahima Bakhoum ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw Ibrahima Bakhoum disponible bu baax lool. lool ouvert très disponible professeur clin d'œil ñu ngi lay nuyu di la ziar. léegi ñu ngi ci bu baax a baax a baax ñu sonal ko lool. walaay ku baax la. ak ñu koo sonal. walaay ndeysaan disponible. trop mën da lay recadrer nag di joxe conseil. mais loolu mooy et c'est ce dont nous avons besoin professeur. loolu la ñu soxla. ku ci mel ne yow. waaw bu ñu jàddee rek xëccal nopp bi de. xam nga ñun duñu wax lu am fulla. ay def na faute ay deful faute te ngay comptabiliser ay diplôme ay doctorat ak nangam ak nangam kon xam nga ni jàng na parce que diplôme yooyu mayewuñu ko mën a wax nag ci làkk boo nampul def ci faute xëy na problème la Sénégal mënoon na ko bañ a def nag certes mënoon na ko bañ a def de mais man loolu laa gën a mën a tolérer la ca des c'est-à-dire que la ca des mooy ndaw si xamul ni mu ngi Touba ndaw si dafa dem Touba moo tax ma gis ngeen wax ay photo français bi ay la visite ak yooyu boobu garaawul ndaw si daa nekk Touba ba noppi mais après je vais rendre visite à mon papa. mon père. l'ami de mon père khalife général de Niassène Cheikh Ibrahima Mahi Niass te mu ngi Touba de waaw après bi ma kiiyee ba noppi ak ñoom ba noppi waaw daal di moo taxoon ñu ne daal foog ñu ñëw fii ziare waale sëñ Muntaxa c'est-à-dire que mooy ndaw si fàtte na sax fi mu taxaw c'est-à-dire loolu mooy gravité bi c'est-à-dire dafa am lu ñuy wax culture bu suñu société avant d'être un ministre wala même boo ko nekkee dañu la war a former ci boo demee Touba nan ngay waxe ak ñoom boo demee Tiwaawan nan ngay waxe ak ñoom comme Bamba Cissé ni mu ko defoon ci ziar général bi ni mu ko defoon ci màggal gi da nga xam ni kii yar nañu ko ci daara c'est-à-dire que xam na daara bu mu dem nan la fay waxee comprendre nga parce que li tax béréb yooyu graaw mooy ku fa dem te sa xol leerul da lay weer ñi fa demoon te jànguñu bëgg a wane dañoo jàng pour jéem a convaincre sëriñ yi Ousmane Ngom ak
Antoine Félix ñëpp ay da leen a war ñoom ñëpp ay da leen a coup foofu place la booy dem yóbbaale xol bu sell donc ndaw si dañ ko war a encadrer dimbali ko staffam am nañ ci part de responsabilité surtout directeur cabinet am nañ ci part de responsabilité man dama ànd ak benn ministre ñu dem fenn après ñu dékk ay micro ma ni directeur cabinet mais ministre bu mu waxee nii kenn def ni yow tamit dafa nekk première déclaration officielle boo xamante ni bii daf koy waajal moo xam point yi muy wax du nekk question réponse mu def benn déclaration officielle dañ koy jàppale kii dañ ko mën a jàppale dafa woon bàyyi ba noppi entre temps DC bi bindal ko sax benn texte bu ndaw boo xam daf koy lire bu ko neexul sax mun naa bañ a wax mais nekk Touba di wax sa papa ju ne Kaolack nga war koo ziar te yow yaa ngi Touba yow Touba nga ñëw war nga ziar gi Sëñ Muntaxa war nga ziar ñu nekk biir Touba ci moment boobu yow fàtte ngeen yaa ngi Kaolack parce que culture société bu Sénégal ci xam foo dem fu nekk nan nga fa war a demee loolu la ñu war a jàngalaat suñu kilifa yi mais quant à njuumte français gi nag gis nga bu ñu caaxaan bu ñu naxante ndaw si falsifié la ay diplôme am falsifié wu ko te ay dafes dell ak ay diplôme et puis dafa jaar fu bëri fu ñu ko xamee ci ay banque ci ay hôpital ci yeneen ak yeneen kon mënu wax ni amul niveau am na niveau mayuñu ko université mayewuñu ay diplôme dañu waxante dëgg daa def examen ak mi ko loola nag man xëy na la tax mu wax visite mu góoral ko du ma ni daa juum wala daa xamul mais en tout cas daal mënoo am diplôme yi nga am ci jàng ko ci benn làkk te ñu ni la déggoo làkk ba mais li gën a ëpp solo loolu mooy nañu leen jàngal ñu am culture place ya ñuy dem affaire bi du muuraay dong ak takki lunette mais boo nekkee Touba nga xam ne yaa ngi Touba boo nekkee si jàngu bi nga xam ne yaa ngi ci jàngu bi boo nekkee Tiwaawan nga xam ne yaa ngi Tiwaawan boo nekkee Pire nga xam ne yaa ngi Pire ok moo tax ne culture dafa baax. d'accord Fatou Abdou Ndiaye coow li bëri na moom daanaka mu ngi ci réseaux sociaux yëpp nee nañu daal yéen a Molière. yow nga bàyyi noonu. waaw bilaay yu am na yoo xam. bàyyi noonu. benn phrase peut-être mooy. jàng na. peut-être layal naa ko démb façon layal bu nekk nag layal naa ko parce que rek bañ mais. am na nit ñi seen benn projet saxul da ngeen jàpp li ngeen xalaat. mën ma jàpp li ma xalaat. ku amul niveau doo am doctorat c'est pas vrai. ku amul niveau doo am doctorat te falsifié aussi. compétence il faut arrêter pensée unique. compétence am na solo lool. c'est ça il faut arrêter pensée unique. waaye benn phrase bi rek pour tëj. am na fonction yoo xam ne boo ko jiitee. ok dañu la encadré. ni nga war a maanaam booy jël kàddu war nga xam bu baax li ngay wax war nga xool bu baax li ngay wax te war nga am minimum maanaam ci wax lu correct lu nit mën a dégg man nag layalee naa ko nu ne mais quand tu réécoutes nañu ko xoolaat daal avant que muy jëlaat kàddu avant que muy wax ci li nga xam ne parce que y a des fonctions yoo xam ne quand on l'occupe vraiment il faut avoir un certain niveau ci li nga xam ne moom ngay waxee si vous n'êtes pas à l'aise en français parlez le wolof. d'autant plus que le français parler en wolof na wax wolof nit ñi dégg ko d'autant plus que Touba la nekk après les journalistes peut-être mën ko def sous impression mais y a. d'autant plus que le français la langue. parce que ñun ñëppay def faute ñun ñëppay def faute yow da ngay lire tout le temps yaa ngi xool yaa ngi gëstu. les professeurs de lettres modernes sax dañuy def ay faute ñëppay def ay faute mais am na ci loo xamante ne nag da nga koy jéem a rek xëy na bu ko defaraatee gën koo doo xam sax looy wax. waaw jërëjëf Fatou Abdou Ndiaye merci beaucoup El Hadj Mansour cant ak ngërëm ñeen na leen waxtu bi ñu cëraloon jeex na kon ñu yendoo ak jàmm ba suba ak jàmm. Solo Media Group. La radio pour vous, par vous.